jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi noo ngi leen di fàttali yéen a ànd ak ñun di teewlu seen bés bu xasida bi nga xam fii si Thiès lay amee daara Majmahun Nurayni di ko amal fii si quartier Moussante ñu ngi toog ak kenn si jëwriñu liggéey bi di Serigne Ndiaye Guèye moom mi nga xam maanaam bokk na si jëwriñu liggéey bi sëñ Ndiaye ginnaaw bi la nuyoo ba noppi yéen waa Majmahun Nurayni bëggoon nañu xam maanaam ñaata at a ngi ngeen def bésu xasida bi. barke borom Touba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi leen di siyaare di rafetlu bu baax teew gi ngeen teew fi ci suñu biir ngir yaatal liggéey sëñ Touba bii nga xamante ni moom la def ci xasida yi te kuréelu Majmahun Nurayni am ci lenn ci lim ci maanaam jéem a jëmmal li nga ma laaj kuréel gi da mel na ni maanaam en 2001 lañ ko taxawal ci ndigalul Serigne Saliou Mbacké te jaaree ci kilifa dëkk bi di Serigne Saliou Touré ndax mbokki taalibe yi ñoo fi toog ci benn bis bu ñu demoon ca tey sunu asir ca polytechnique bis bu nu bàyyi ko kuñ naan Serigne Khadim Fall te yàlla dogal muy jëriñu mbooloo mi ak Serigne Mouride Ndiaye di secrétaire général mbooloo mi dañu bàyyi ko ci bis boobu ci la ñu am yëg-yëgu taxawal lool maanaam dañ koy jëmmalee xasida yi ngir lëkkale mbokki taalibe yi bi yàlla dogalee loolu am ñu waxtaane ko fii ci Daara Lansar nekk fii ci angle Mëll ànd ko ak yenn ci ay mbokki taalibe ñu wax ni lii moom des koy jëmmal bi yàlla dogalee ñu waxtaan ko ba tënk ko ci la ñu dem ci ki fi nekkal Sëñ Tuubaa muy Serigne Saliou Touré wax ko liggéey bi wax ko it yéene ak pas-pas bi nga xamante ni am nañ ko ci sëriñ bi daal di koy rafetlu bu baax daal di wax ni maa ngi ci ànd ak yéen ci ginnaaw gi la wax ni liggéey bu toll nii ku ko yëkkati da ngay dem ci ki fi nekkal Sëñ Tuubaa waxoo ci la ñu yebal ci Serigne Saliou Mbacké bind bataaxal ànd koog maanaam addiyey boppam moom Serigne Saliou Touré ngir moo ci njëkk a tabbal addiyey boppam maanaam daal di wax ni na ngeen dem yëgal ko Serigne Saliou ñu dem yàlla dogal ñu gis Serigne Saliou ci jëmm mu daat ci waxam ju rëy jooju bi mu lilee lettre Serigne Saliou Touré bi ba mu yegg mu daal di wax ni liggéey bii de maa ngi ci ànd ak yéen bu baax te ñaan naa yàlla ngeen daje ci tawfiixu Sëñ Tuubaa moom Serigne Saliou Mbacké daal di wax ni bu ngeen ko dajeetee na ngeen ko tuddee Majmahun Nurayni fii Fawaa'idi Daarayni wax ni te na ngeen ma ciy ñaanal man Serigne Saliou loola nag ci li ma jàpp man dama jàpp ni mooy barket bi su xasida yi kàddug Serigne Saliou googu ba tax at mañ ko tàmbalee ba léegi waxuma la réew mi waaye fépp ci àddina bi fi ñu toll ñoo ngi fay woote bisub xasida te yàlla dogal na maanaam su ma jumul Thiès lañ ko njëkk a tàmbale en 2002 loola nag di tawféex goo xamante ni sunu borom moo nu ko tawféex la ñun waa Thiès ñu ngi ciy sant sëriñ bu baax di ñaanal Serigne Saliou Mbacké sunu borom dolli ay tawféexam fa mu nekk waaye di ñaanal sunu buntu bii nga xamante ni mooy Serigne Saliou Touré moo ñu orienté ba teg ñu ci aw yoon maanaam sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi ren ci maanaam atum ren mi defe naa su ma jumul maanaam juróom-ñett wala juróom-ñeenti nag maanaam yeew nañ ko fi ak gilem ak ay xar ak i ginaar muy kaddu Sëñ Tuubaa googu nga xam ne ci la woote ci 18 safar wax ni li dalee ci ginaar ba ci gilem lu waaye man na ma ko defal ci bis bi bisu Sëñ Tuubaa boobu nag maanaam danañ jàpp ni moo rogalaat ba ci bis bii di bisu xasida ndax Sëñ Tuubaa rek la mu koy defal kon maanaam historique bi maanaam nii la demee yàlla dogal juróom-ñetti daayira yoo ko tàmbale woon ñuy dem a dem ba ren defe naa ñoo ngi ci fanweeri daayira yi nekk ci biir dëkk bi ak ñaar. sëñ Ndiaye maanaam dooguma la sax wante da nga la sàng lu am solo moo di maanaam dégg nañu nga ndigal Serigne Saliou Mbacké la bawoo mu jaar ci Serigne Saliou Touré maanaam daanaka moo fa toogal Serigne Touba wante tamit dégg nañ tamit nga nañu tàmbale bi benn kees ngeen tàmbale te 2002 wala 2003 ba léegi war nga def fukki at ak lu teg te gis nañ liggéey boo gis maanaam tàmbale bi day metti boobu ba ngeen ko dalee taxawal boobu léegi est-ce que mis ngeen am loxo nguur bu dugal ci bés bi maanaam lu mel ni mairie Thiès wala ay doomu ñoo xam am nañ doole daal bokk ci nguur ndax mën nañ participer ci bés bii nii. jërëjëf sëriñ bi mel na ni maanaam ren la 14e édition maanaam biñ koy taxawal ak léegi
yàlla dogal na it sëriñ bi seede na ni loo leen fi gis boobaak léegi taalibe yi rek ko fenn ba ren yàlla dogal na sunu kilifa yi dañuy Serigne Saliou Touré daf ñuy faral di wax ni képp ku nekk ci dëkk bi na ngeen dem ci moom yëgal ko gouverneur rek moom mboolem kilifa yi nekk ci biir dëkk bi dem nañ ci ñoom waaye mel na ni sëriñ bi taw féexe la noonu maanaam seen dërëm dugg ci te defaloon nañu ay lu mel ni maanaam li nu soxla woo lépp waxoon ni dana nu ko defal waaye sëñ Tuubaa daal mel na ni moo yor liggéey bi ba fexe na moom sëriñ bi ba mboolem lu ñuy tuddee ay autorité ak i nit yi àddina maanaam seen dara jikko gu fi ba ci alkaati yi nu fi gis yàlla dogal na ki nga xamante ni mooy kilifa kër gi di sëriñ Moustapha Sourang di sët ci sëriñ Mouhamadou Moustapha ndax doomi soxna Bintu moom sëriñ Mouhamadou Moustapha la moo nu wax ni nanu wut ay takk der ngir li fi daje ci mbooloo maanaam ñu doon seen kaaraange ngir wàlli àddina bi nu demee ci ñoom it maanaam dañ ñuy wax ni dañuy fay alkaati yi ñu fi andi sëñ Moussa Sow rek moo jël en charge fay alkaati yi nga xamante ni ñoo fi dëkk kon ñoom seen dara di ko fi. bëggoon nañu xam maanaam soo ba léegi ñaata limu xasaar ngeen fi jot a jàng ak ñaata limu kaamil. jërëjëf sëriñ bi dogal na bis bi li ñu fi jàng ci alxuraan ak xasida mënee su koo xayma ngir ki nga xamante ni mooy kilifa bis bi di sëriñ Saliou Touré at mu nekk yàlla dogal na muy ñëw di ñu assister ci liggéey bi di fi soññe di ñu tegaat ci aw yoon te at yu njëkk yi daa am baat bu mun wax daf noo wax ni li ngeen fiy jàng lu mu rëy lu mu nuru rëy bu ko kenn biral daa di nuy wax benn baat daa di nunu ana kenn ci yéen koo xamante ni la nekk ca compte bancaire am moroomam xam na ko kon li ñuy jëfal sunu digganteeg Sëñ Tuubaa nañ ko def addi Sëñ Tuubaa te fàtte ko nga xamante ni mbooloo mi fi ñu toll ci tënk lu ñu fiy jàng ci alxuraan lu muy bari lu ñu fiy jàng ci xasida lu muy bari wutal ko ab lim wax ni lim sangam la ñuy jàng ci alxuraan lim sangam la ñuy jàng ci xasida lim sangam dañ koy jàng daal buñ ci noppee jox ko addi Sëñ Tuubaa loolu lañ sëriñ bi joxoon ndigal ci loolu lañ nekk. jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi ñoo ngi leen fàttali yéen a ngi ànd ak ñun di teewloo seen bisub xasida bi nga xamante ne fii ci Touba Thiès lañ koy amale ki koy amale moo di daara Majmahun Nurayni di daara ba nga xamante ne maanaam daara yu aju Thiès muy fédération ñoo ko fi amal fii si ki sëñ moom Xaadim Rasul di kër bi nga xam ne maanaam si quartier Moussante la nekk ba tax na gis ngeen yoonu Sëñ Tuubaa di li nga xamante ne maanaam ay tawfeex ak i ndam kese la ndaxte bis xasida dem na ba yemul si bis xasida kese moo tax suñu borom dogal ñoom tey ñu bis xasida bi suñu borom dogal ñoom ñu boole si lu mel ni consultation gratuite ba tax na ñu ngi toog ak Serigne Mamadou Ndao mi nga xam mooy porte parole médecin yi aju fii sëñ Mamadou ginnaaw bi la nuyoo ba nopp bëggoon nañ xam ndax yéen si hôpital régional bi ngeen bokk wala yéen ay ndongo yu jaayande ñëw si def bés bi. waaw ku baax ñoo ngi ziar bu wér di leen sant bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen taxawal di jiite ci ziar bi suñu Sidi Mokhtar di ko ñaanal mu yàgg loolu daan ak wér di ñaanal suñu Cheikh Jëm Fall ñaanal ko jaww suñu tubaab ñu fi des ñëpp di sant bu baax nag bi ñu suñu borom kàttalee ba ñu fekkewaat bis bi xam ne yàgg nañ koo ànd di jiit loolu nag ñun ay ndongo képp lañ ay ndongo taalibe Serigne Touba lañ loolu moo jiit lépp léegi leneen luy doon doo ko doon ci loolu ñun ay ndongo yoo xam ne Touba assistance médicale lañ bokk maanaam ñoo leen représenté fii Thiès dafa am benn grande cellule boo xam ne Thiès la boo xam ne Dakar la nekk waaye ñun fii Thiès ñu ñooy cellule Thiès bi ci loolu bisu xasida bi dañ koy yàgg a ànd ak nga xam ne mooy kuréelu Majmahun Nurayni bi nga xam ne année yi jàll yëpp dañu ci woo doon koo jàllaloon ci soxna Awa nga xam ne moom ci maanaam moo doonoon suñu buntu ñu ne ko daara gi ginnaaw bi loolu ni ñu tàmbali woon mooy danaa ñëw di assurer consultation yi kontaan ni nga daan assurer nag garab bi bi njëlbeen ni waa daara ji ñoom ñoo daan ñëw assurer garab yëpp ñoom ñoo daan ñëw assurer ko jënd garab bi ñun dañuy ñëw consulter après répertorier jox leen suñu benn compte rendu mais ginnaaw loola ci la jëriñ ñu baax yi xel tamit xam ni ginnaaw liggéey la
te saa su ne de saa yu ñëwee ci liggéey bi suñu ñëwee déwén dañ ci gis tawfeex baax ci ñun suñu wér ndax liggéey Sëriñ Tuubaa moo demee noonu ñu xalaat yi kan léegi war nañ ci war mën a jéem a gën a yokk maanaam suñu taxawaay ci loolu lañ fàggoon ñoo bëggoon léegi fàggu ay yoo xam ne ay jumtukaay ci nga xam moo aju ci garab yi nga xam loo xam ne ci bëri ndax suñu sañoon lépp ñun ñoo koy indi suñu bopp ñun ci moom ñun ñoo koy indi waaye ci loolu ñu ko doon yéene xëy na bëggoon nañ ko waaye mujjul matériel noonu mën naa leen daanaka mën naa ni 60% garab yëpp daanaka ci li nga xam ni mbokk taalibe ci lañ ko jaayante ci lañ ko taxawee li ci des waa daara ji ñoom ñoo ko waa Majmahun ñoo ñu jox loo xam ne moom lañ complété ngir mottalee ko garab yi léegi ci li aju ci wàllum constatation yi garab yi fi pathologie yi maanaam xeetu feebar yi nga xam ni moom moo ci gën a moom lañ gën a jàkkoonteel mooy yi nga xam ni ci bëri mooy wàllum kii la infection pulmonaire yi maanaam wàllum dënn yi nga xam ne ay wàllum sojek wàllum pneumopathie xeetu mel noonu yooyu loolu ëpp li nga xam ni moom lañ ko gën a rencontré mais principe mooy lan dañuy def loo xam ni dañuy débuté benn traitement ba pare joxe conseil ndax ci conseil lañ ëpp li ñuy insisté joxe conseil ak orientation yi avant loolu tamit am nañ ci yeneen kii yoo xam ne comme yeneen feebaru comme ay ulcère crise ulcère yooyu maanaam borom biir yu métti yooyu yow tamit xaw na kii bëri na ci li nga xam jànkuwante nañ ko fii yoo daal ci ma kii yoo daal ñaar yooyu laa xam ni moo ëpp ci mais teewul am na yeneen yoo xam ne mais bëriwu ci noonu. waaw mairie Thiès ba xam nga ko tuddee am na ci benn don boo xam ni jóge na région médicale boo xam ñëw na ñoom am na ci benn loo xam ni indi nañ ko ci ñoom seen barkeelu sànq tamit am na ci yenn kilifa aada yi xam daal si la tamit xaw na fe jaar na fi sànq am na leen loo xam ne xaw na ko barkeeloo ba bin ci saa si la daal di dem utaat yeneen garab yoo xam ne dañ ko ci dolli mais li ci ëpp ba ëpp moom mooy li nga xam mooy di daara gi barkeeloo ak li mbokk taalibe yi jaayante. boo leen déggee constatation gàttu maam na seen xel dal ndax maam weer bu jot dafa yella jullit wala doomu aadama dem hôpital xool seeram ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax sëñ Mamour si li mu ñu accordé di sant bu baax personnel médical bi nga xam ne ñoom permettre na ñu ñëw recueillir ay information di leen fàttali rek yéen a ngi ànd ak ñun di teewlu seen bés bu xasida bi nga xam ne fii si Thiès lay amee quartier Moussante kër sëñ Mor Moussa Khadim Rasoul jërë ngeen jëf dañuy bàyyi la ngeen daal di teewluwaat ak ñun bés bi dundaat ak ñun bés bi jërë ngeen jëf. exposition bi dañ ko jëmale si waa kër sëñ Tuwaay ndax tamit jamono jot na si maanaam yenn bisu xasaari wala yenn bisi murit yi maanaam bu ñëwee si bisu exposition ñu mën a xam maanaam sang bi kii mooy waajuram bu jigéen kii mooy waajuram bu góor kii mooy maamam fi la boobu ba tax ñu ngi toog ak kenn si jëriñ yi di sëñ Mbaye de bi nga xam moom mooy chef d' exposition bi sëñ Mbaye xanaa ñu bàyyi rek nga daal ñu defal présentation exposition bi. kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk si turam ak santam jégalu bu baax a baax si kàddu yi comme ni ko jëwriñ ji waxee rek lii nii mooy li nga xamante ni moom mooy wàllu exposition bi nga xamante ni moom la ñuy amal bés bu jot si li nga xamante ni moom mooy bésu xasida yi mu mel ni comme ren rek li nga xamante ni noonu lañ ko defee woon mooy comme dañoo tàmbali woon si fi nga xamante ni moom mooy présentation si ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bu mag bi ndax boo xoolee moom si présentation wu sëriñ bu mag bi lañ tàmbalee nga xamante ni ku nekk xam na si li nga xamante ni moom la liggéey mu mel ni dañoo tàmbalee si li nga xamante ni moom mooy juddoom ak làkk génn àddunaam waajuram waaye tamit mu beneen pàcc bi nga xamante ni moom lañ si présenté tamit muy bi nga xamante ni waajuram làkku na te beneen bi daal di koy feeñu wax ko ni ko kat ñi nga xamante ni ñoom nga xamante ni jàng rek moo leen fi wëli woon jàng rek boobaa mën nga leen a yeewi ñi nga xamante ni nag dañoo ñëw pour jàng ak li nga xamante ni ak yitte mu ni ñooñu noonu nga jàngal leen mu mel ni moom mooy deuxième partie bi waaye tamit bis topp mooy wane si li nga xamante ni moom la sëriñ bi gën wane si li nga xamante ni moom mooy ay karaama si ak âge boo xamante ni bu suufee la loolu noonu mooy wàll bi nga xamante ni moom mooy wàll bu njëkk bi bis topp tamit mu mel ni après buñ jugee si ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi daa mel dañoo jàll si ki nga xamante ni moom moo ko njëkk a wuutu si li nga xamante ni moom mooy xilaafa gi muy Serigne Modou Moustapha nga xamante ni daf ko wuutu de 1887 à 1945 nga xamante ni 18 ans la def si xilaafa gi waaye tamit 18 ans yooyu di 18 ans yoo xamante ni yu yomboon la ndax ku ne xam na ni crise des années 30 si la amee waaye tamit di nga xamante ni boobu noonu si la deuxième guerre mondiale di doog a jeex nga xamante ni adduna bi doonoon na lu méttee waaye ak njàmbaaram ak bëgg sëriñ bi waaye tamit ak détermination am taxoon na
ba nga xamante ni mu téye yoon bi jaarale ko si li nga xamante ni moom mooy si yoon boo xamante ni bu mucc ayib la waaye tamit bi ñu fa jógee muy ñu jàll tamit si ki nga xamante ni moom moo ko wuutu bi mu fi génnee muy Serigne Fallou Mbacké nga xamante ni moom ku ne xam na ko lu waaye di mun di moom xam nga ki nga xamante ni moom mooy di Serigne Fallou nga xamante ni moom dafa nekk de 1845 à 1968 nga xamante ni moom ak Serigne Modou Moustapha sax am na ñuy wax naan kii moom ak waaye kii moom waaye daal bi nga xamante ni génn àdduna Serigne Fallou moom moo ko wuutu waaye tamit wuutoo ko si ak xilaafa gu metti waaye bi mu ñëwee moom dafa dalalaat xelu murid yëpp waaye tamit dalalaat xelu murid yëpp ba nga xamante ni temps yii daanaka wax nañ ni Serigne Fallou lu mu mës a wax rek day am nga xamante ni kooku noonu mooy El Hadj Fallou moom lañ présenté si li nga xamante ni moom mooy deuxième pàcc bi waaye tamit biñ si jugee dañoo jàll si sëñ Abdoul Ahad lañ lañ jàll waaye tamit jàllaat si ki nga xamante ni tamit moom mooy sëñ Abdoul Ahad nga xamante ni moom bi nga xamante ni ñëw na moom moo tracé waat tey yoonu murid nga xamante ni xasida yi nga xamante ni tamit ñu ngi koy jàng daanaka lu si bëree bëri moom moo ko dajale mu mel ni tamit bi nga xamante ni jóge nañ si sëñ Abdoul Ahad dañoo jàll si ki nga xamante ni moom mooy sëñ Abdou Khadre nga xamante ni moom tamit du koo xamante ni yàgg na si xilaafa gi waaye daanaka ku ne xam ne li nga xamante ni liggéey na ko si yoonu murid nga xamante ni doon na koo xamante ni charia mat na sëkk waaye tamit mu def ay yoon yu baax yoo xamante ni si yoon bi suñ toogoon fii tamit di ko lim daanaka mun amaana fii la ñuy fanaan waaye tamit buñ si jugee ñu dem si ki nga xamante ni tamit moom mooy Serigne Saliou Mbacké nga xamante ni moom daanaka lu ne amoon na bi fi Sëñ Touba di am waaye tamit lu bëri dañ ko daan xam si li nga xamante ni moom mooy ak mag ñi nga xamante ni buñ gisee xale boo xamante ni daanaka mu ngi kuréel daanaka si jamonoy Sëñ Saliou lañ ko gis nga xamante ni pour nga daan nekk si ay kuréel ak yu mel noonu faaw nga doonaan demaat ba doon ku mag a mag waaye si jamonoy Sëñ Saliou lañ gis ni kat ndaw ñi nekkaat nañ dajaloowaat di ànd di liggéeyal ki nga xamante ni moom mooy Sëñ Touba moom tamit lañ def si beneen pàcc bi waaye tamit kenn mënul wax Sëñ Touba te doo si teg ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ibrahima Fall moom tamit lañ def si pàcc bii nii li nga xamante ni moom mooy exposé bi xamante ni fii moom lay wax waaye tamit di wax tamit si waa këram waaye tamit si noonu tamit présenté nañ si ba tey si exposé bi ki nga xamante ni moom mooy Soxna Jaara nga xamante ni moom moo def li nga xamante ni moom mooy liggéey bu mag a mag boobu xamante ni moom fu ne lañ ko indi. waaw fii mooy fi nga xamante ni doon nañ fi présenté ki nga xamante ni moom mooy soxna si nga xamante ni liggéeyam ku ne gis na ko xamante ni partie bi nga xamante ni moom moo njëkk mooy gëm gi nga xamante ni sëriñ bi soxna si amee woon na ko muy li mu liggéey yëpp waaye tamit ak topp gi nga xamante ni doon na ko topp ki nga xamante ni moom mooy sangam ba lépp li nga xamante ni tey am na ko képp ñëpp gis ko nga xamante ni lépp lu waaye di am soo amee ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi jàpp nañ ni moom loo yow sa lépp mën na waaye tamit doonul woon koo xamante ni tamit dafa kii woon rek waaye ku jege woon boromam la bañ demoon ba tuddee ko ki nga xamante ni moom mooy jaariyatullahi moom lañ doon présenté si li nga xamante ni moom mooy pàcc bi waaye tamit ndax boo xoolee am nañ tamit présentation bi fii nii muy wàllu yoo xamante ne ay photo la yoo xamante ne dañ koo jukki woon rek daal di koy indi fii nii mu mel ni ay photo yu mel ni suñu Abdourahmane mu suñu Abdou Khoudous nga xamante ni moom mooy def téere xam-xam yi moom daanaka moom moo nekk ni ay suñu Abdou Ahad yooyu noonu yëpp moom lañ indi fii étape bële tamit day indi sëñ Touba bi mu nekkee jeewal rencontre bi mu def ak li nga xamante ni moom mooy Touba bi moom lañ indi fii nii nga xamante ni doon na loo xamante ni foofu noonu la sëñ bi doon taalifee li nga xamante ni moom mooy xasida ayasa minillahu inda jeewale daanaka rencontre boobu noonu lañ présenté fii waaye tamit di indi lenn si li nga xamante ni moom mooy bagage sëriñ bi nga xamante ni moom moo nekk bayti moom lañ présenté fii nii daal di koy dégtal li nga xamante ni moom mbokk taalibe yi pour ñu daal di si barkeelu bu baax a baax xam naa daal buñ mënoon résumé indi nañ tamit ki nga xamante ni moom mooy 6e xalif bi muy Serigne Bara Mbacké di leeru sëñ Fallou nga xamante ni moom bi fi doomu sëñ Touba yi jugee moom lañ njëkk a gis si li nga xamante ni moom moo leen wuutu muy Serigne Bara moom mooy leeru sëñ Fallou kon xam naa rek loolu mooy si résumé li nga xamante ni exposé woon nañ ko doon si barkeelu si li nga xamante ni pour mbokk taalibe yi daanaka daal di si barkeelu salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. exposition si ñaari durée ngeen ko def. exposition si ñaari durée ngeen ko def. waaw exposition bi xam nga day doon loo xamante ni ay recherche rek lay doon ndax buñ ne bisu xasida bi day teru rek daanaka dañuy tàmbali di def ay recherche waaye tamit PNSA dinañ def loo xamante ni daaw dañ ko doon def buñ
taalibe yi bëgg nañ ko dañ koy indiwaat lu si mel ni photo yi daanaka daanul am waaye daaw dañoo gis ni mbokk taalibe yu bëri duñ ni nga xamante ni yow noonu la lay yombee nga mën si dugg si net bi gis ko mbokk taalibe yu bëri du leen yombee noonu moo tax photo yi lu si bëree ñu koy indi waaye daal exposé bi buñ mënee wax si li nga xamante ni moom mooy préparation bi daanaka buñ nee bésu xaj bi teroon na rek dañuy tàmbali nekk si li nga xamante ni moom mooy recherche yeeg yooyu noonu. daa mel ne exposition maanaam 1 an ngeen koy def avant. waaw 1 an lañ koy def saa yu fi jugee rek critique yi nga xamante ni wax indi nañ ko si wala yu mel noonu rek dañ koy jàpp pour bu déwénee ñu liggéey si loolu noonu pour gën kaa jëmal kanam. léegi exposition dafa am benn nit moo koy def wala benn pôle de personnes ñoo koy def. waaw exposition bi benn pôle de personnes ñoo koy def ndax boo xoolee lu si mel ni étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo féete ENSA ak Polytechnique ñoom ñooy yor wàllu exposition ak wàllu sonorisation ak yooyu noonu yëpp xeetu multimédia daal ñoom ñoo koy gérer si li nga xamante ni moom mooy bisu xasida bi. jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi ñu ngi toog ak kenn si ki nga xam ne kenn si njaboot Serigne Touba kenn si njaboot Serigne Mourou Moustapha di monsieur le ministre sëñ Moussa Sourang di doom si soxna Bintu Mbacke moom sëñ Mourou Moustapha Mbacke di doom tamit ci ma Sourang Sourang mi nga xam moom moo jëli woon jaayante këri Touba di kenn ki nga maam ràññee ko loolu si yoonu murit wante garaat yooyu bi mu am maam di ko jël jëndee ko taalibe yi ba tax na moom la ñu fas yéene laaj maanaam lan mooy impression am si bés bi nga xamante ne waa Majmahun Nurayni ni ñu koy amal fii Touba Thiès kër sëñ Mourou Moustapha gi. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax di la sant maanaam loolu ñu mën a tudde impression daal di tubaab maanaam li ma yëg sant yàlla ndax xam nga lii mën naa ni jagle la ndax kër gu ku ñuy wàcce lii ci xéewal ci alxuraan ci xasaayit ku xam li Sëñ Tuubaa wax ci xasaayit nga xam ne lii fu mu tuuru at mu nekk te boobaag léegi mi nga bëgg mag fukki at ak juróom damay gis sant yàlla bu baax xam ni sëñ Mourou Moustapha Mbacke ba muy sanc fii tudde ko Touba Kees daal ni bis naka tey la nekk Daaru Xuddoos lëkkale naa ko fii moo jëkk a nekk turandoo Touba ci àddina fii kon nag bu àddina dem ba xaside yii ñu andi ko fii di ko fi def at mu ne ci loo xam ni mën na ni yàllaa ko def ndax damaa toog suñu Saliou Touré woo ma ni ma am na kat xale yoo xam ne ñi ngi def loo xam ne lu rëy la ndax li ñuy jàng ci li mu xasaayit ak tur yàlla ak alxuraan dañu waxoon ni dañ koy yóbbu fële ca buntu mairie ba waaye nag dama leen ni gannaaw laaj ngeen ma naa leen wax ni waxu Sëñ Touba ak ñaanam kenn ko wax ci mbedd ndax ña fay romb duñ ko xam da ngeen ko yóbbu fa mu dëkk mooy fekk Sëñ Mourou Moustapha nekk muy Touba Kees ndax fii bi ko Sëñ Mourou Moustapha laata sanc Sëñ Touba moo fi julli timis waa kër Cheikh Ibra Sarr yi ñoo ko daboon ni ko fekk mu ñëw fii ci kër commandant waa kër Cheikh Ibra Sarr dab ko ni ko bala ngaa dem da nga ñu ñaanal wala ko oto bi kon day jaar suñu kaw Sëñ Tuubaa wàcc julli timis fii te moom fu mu julli rek mu des bandarga xam naa ne loolu mooy dox ba 1938 bi ñu sañ ci kër gi Sëñ Mourou Moustapha ñëw Kees mi ngi daloon fii ci mairie bi foo la daan dal ci benn taalibeem romb fii daal ni te ñëw taxaw kii may wax Ibrahima Mbaye mii ay maamam ñoo ko fekki mu ne fii de sama Touba xamal na ma ne mooy sama kër xam naa ne dafa xeeñtu julli ga fi Sëñ Touba julli woon ba ñu woowee ki moom pàkk bi dafa ko ni man de sëñ bi sëriñam woo ko ni ko sëñ Mourou Moustapha de moo soxla sa kër mu ne mayu ma ko de joxuma ko àddee dama koy jaay mu jaaxal ñëpp ndax taawu Sëñ Touba lu mu bëgg nga ni da nga koy jaay ñu wax ko Sëñ Touba mu ñu sëñ Mourou Moustapha Mbacke mu ñu nañ ko déglu ba xam lu mu koy jaayee mu ne ko damaa bëgg fii lu fi nekk ci garab ak lu fi nekk ci taxaw ci lu garab meññit nga defal noo ko kër ci àjjana ma ak sama njaboot loolu lañ jëndi pàkk bii Sëñ Touba sëñ Mourou Moustapha boot loxoom dox lu ma juróom minute ñëw ni ko suñu borom dina xamal na ma loolu nangu na kon nag xaside yii fii mooy seen kër mag ñi wax nañu tamit bàyyi ñoom ñii Ibrahima Mbaye mii ay mag Sëñ Bassirou Sarr toog na wax fii nii bi Sëñ Touba nekk ci géej gi te mag ñi jaaxle dañ daan bind leetar ñëw gas ko fii ci pàkk bi gas ko fii wax seen yéene bu sori def seen mbiru baatin xam naa ne ci biir it buñ demee ba dellu si buñ wàqee gis fa mbind mu tooy xeb Sëñ Touba tontu leen ci pàkk bii la kon nag pàkk bii yàgg naa xasida ñun nag dañoo juddu fekk Sëñ Mourou Moustapha yoroon ko fii képp ku sant Mbàkke fanaan nga ci dëkk bii
sëñ Saliou nee na ma ba fi sëñ Mourou Moustapha nekkee boobu ku sant Mbàkke ci fii ñuy jàng ngay fanaan ndax boobu benn néeg fi nekk ak benn pantare sëñ Mourou Moustapha moo ciy nekk ku sant Mbàkke da ngay tëdd wër ko mu ne ma sama yaram bii min na suufas Touba Thiès googu bu baax a baax te waa ko sëñ Touba yëpp noonu de moo tax pàkk bi nag miin xasida dëkk fii itam loolu nag lu ma nekk ci mbirum àddina du ma ko réere mbir moo tax bi li ñëwee fii buñ ko fiy def dama gis sant yàlla ndax xam naa ne loolu moo ma mag fuuf waaye nag xam naa ne loolu it jëf-jëfu yàlla la ndax yàlla mbiram moom toujours fa mu daan jaar rek moo ko ndoxayam fa mu daan jaar lay jaaraat rek kon nag bu ñu indi xas day toll di ko fi def ci loo xam ni seen coobare la man laaju moo ko woon waaye ñoo ko indi def ko fi dama xam ni kon nag borom xasida yi moo ko delloo si ci këram noonu daal noonu laa ko mën a gisee ci leeral di sant yàlla baax nag. jamono yi gis nañ bis xasida yi dafa bëri lool maam bañ jàngat nga si am. waaw xam nga wàllu yu moom man de sama jàng sax sorewul waaye nag boo yaroo ci këru daara da nga yàgg a dégg xasida moom li ma la wax léegi rek fu mu daan jaar ak fuñ ko moomee ak fuñ ko xamee ak fuñ ko joxe gëdaam fa lay jaaraat kon nag lii du lu bett kenn ndax waaye wax na ne bu ngeen demee ba gisatu leen sama jëmm ji ngeen dem ba gisatu leen sama njaboot gii sës ci man ngeen dem ba gis lu leen jaaxal ci sama yoon wi dellu leen ci xasida yi rek di ngeen ma fekk ci biir xasida yooyu kon nag loolu àddina lu mu dox du réer ndax Sëñ Tuubaa du wax luy deñ ku yàllay wax di la diis di la dénk mbiram loolu wax joogi du deñ mukk ci àddina te Sëñ Tuubaa mbiram yëpp yàlla moo ko sàmm na mu dagale woon sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou neen dénk naa leen yàlla di dem ci foo xam ne xamu fa kenn déggu seen làkk dem fa juróom-ñaareel dellu si fekkaat leen fa moom nga xam ne yàlla moom moo jar a dénk waaye sëñ Tuubaa it doyloo na yàlla doylu boo xam ne li mu ko bindal ci moom ndagam yàlla moo mën a sàmm jëmm waxuma la ak sàmm loo xam ne dafa jëm ci ay wax yoo xam ne dafa jëm ci moom moo tax xaside yi lu mu tasaaroo gisagu leen dara noonu rek doo nga la demee ci sama gis bu gàtt bokk. waaw xanaa di wax loo xam ni dafa yéeme ndax biñ ma nommé ministre en 2001 bi ma dem di tàggu sëñ Saliou ñu ko na ma ñaanal ndax kat Abdoulaye Wade daf maa woo ni ma dama lay def ministre éducation dama bëgg nga yepp ma ndax bu fi sëñ Moustapha nekkoon te fii laa toog ni ko sama waajur nga sama sëriñ nga waaye sama waajur nga kon nag loo may yebe sëñ Saliou dafa ne tekk ba si ak mu ne boo demee na nga ko yore jub ak muñ ak wéele daa ni teg ba si ak ni waaye dërëm boo ci moomul bu ko laal boobu xamu ne fukki at ak ñaar ci gannaaw ay audit dina am ba ñuy yoroon ministère yooyu ngi leen di gëstu ba ñu demee ba ma jógee foofu ma dem ci sëñ Mourtala Mbacke di wax ko ni lii ma wax maa ngi ko fekk ci kër gi joti jumaa ji fekk mu xéewlu ci ay ganaar ba pare ni ma ganaar yee ma xéewlu demal nga añ ci ba pare ba ñëw ñu waxtaan ma dem xéewlu ci bu ñëw toog mu ni ma waaw loo mu wax léegi ma ne ko Ablaye Wade moo ma ni dama la jox éducation maanaam njàngale mi mu ne jox na lu loo war a yor ni teg ba si yàgg mu ni ma waaye sa maam lenn la ki sant ma ne ko Mbàkke mu ma na nga fexe ba njàng alxuraan dugg ci école tubaab bi te boobu Ablaye Wade waxuma ko kenn xalaatu loolu ci àddina waxuma ko Ablaye Wade ñu toog ñetti weer rek Ablaye Wade woo ma ñi ma alxuraan daal la bëgg diine yi ñu jàngale leen sax waaye alxuraan nañ ko dugal ci école yi di ko jàngale wax jooju nag moo tax ma ne ko nag kon si bi kon de loolu da nga may ñaanal moo am sama loxo mu ne ma noonu lay demee te bu tala wax ma loolu moo tax bi ñuy dugal daara moderne yeeg bi ñuy commencé jàngale alxuraan yi bi ñuy recruter arabisants yi nga xam dañ leen dem ci réew arab te bu ñëwee duñ liggéey loolu lépp ci wax suñu Mourtala jooju gis naa ko firnde yu wóor recruter naa presque ñaari junni arabisants yoo xam ne daawuñu liggéey kenn ku ci ne yaa ngi fay 200 000 francs léegi te ñu ngi jàng alxuraan ji ci école yi xale yi mën a bind alxuraan mën a bind tubaab loolu nag xëy na yeesalata ci des ak jàppaat boobu waaye loolu yéen dugg man nag la may sant yàlla mooy bilan bi la ma ci am ci xëy na ci bilan sax nit ñaa ngi gis bâtiment yeeg tabax yeeg yooyu waaye man bilan bi mooy. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di fàttali yéen a ànd ak ñun di teewlu bisu xasida bi nga xam ne fii Touba Thiès lañ koy amalee quartier Moussane si kër sëñ Mourou Moussa Mbacke moom Xaadim Rasul ñu ngi toog ak suñu benn baay di sëñ Mouhamadou Ndour
ñu gën ko xam si Baye Ndour di magum taalibe di sunu baayum daara moom nag moo faree si wàllu culturel bi maanaam culturel boo ko déggee mooy si wàllu njàngum alxuraan bi xasida yi moom ngeen gis nii si image sax sunu baay ginnaaw bi la nuyoo ba noppi daara maj mu nuyoon di daara bi nga xam maanaam ay daara dajaloo la te maanaam fi lépp li fi wàllu durus maanaam alxuraan ak xasida maanaam yaa yor kàddu gi bis bi ba ngeen koy waaj bëggoon nañ xam ndax limi daara bu nekk da ngeen jox lim ñu jàng ko wala. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp maanaam bés bu ñu koy waaj dañu jël daara yi nekk ci Thiès yëpp tooy jàng alxuraan daara bu nekk ñu wax ko bu jàng jiitalab lim balaa bés bi waaw daara ju nekk Thiès rek def nañu fa délégation yónnee fa ñu wax ñu war a jàng limu alxuraan muy tase ci bés bi it wéyal ñagam alxuraan moom waaw wéyal ñagu xasida waaw taalibe yi tase bi ñu def magalu Tuuba rek waaw. léegi si wàllu lim yooyu ndax at ngeen koy waaj wala bés fii jege si ngeen a jagle daara yi seen i lim. waaw maanaam at lañu koy def benn yoon rek waaw dinañu ko waaj nag waaw waaye limu daara yi moom bu bés bu jege see rek lañu koy santaane. lim yi bëggoon nañ si xam maanaam yan xas da ngeen di joxe si wàllu lim yi ginnaaw alxuraan bi yan xas da ngeen di jox pour ñu jàng lim bi. maanaam alxuraan ji daara yi lañu koy sant xasida yi nag bu ñu xëyee ci bés bi lañu koy tàmbalee bu ñu julee fajar ba pare boo gisee tableau yi yëpp ñu def bi tableau yëpp bu nekk alxuraan ak xasida yaa ngi fi maanaam suñu tableau bi nun ñoo yor nooru daay ni ñoo yor jàll yëppatul maraaxib Moukhaddamatoul Khidma ak Hisnul Abraar mooy suñu tableau loolu la ñu saytu sëñ bi ñoo saytu Maftul Bichri ak Taysirul Asir wakkaana aqan Matlabul Fawzayni ñee ñoo saytu waaw Tuxfatu ak Sindiidi ak Ikfini ak waaw man noonu lañ ko def daal bu tam ñee jëf maay bu Muxaddamaat waaw loolu la ñuy def képp ku teew ci mbooloo mi maanaam loo jàng ci xasaayit liñ koy tënk ci benn lim bu ko defee ñu xam li ñu jàng ci bés bi yëpp xasida ak alxuraan fi mu nag tey jàng nañu fukki kaamil ak ñaar to pare ko ñu te lépp ci jeetaay bi lañ ko jàng waaw sunu lim nun fi mu toll toog maanaam lu jëm Jaalibatul Maraaxib jàngagu nañu fi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett 188 donc dañuy koy jàng ba fajar incha allah ba suba bu ñuy ñaan nooru daayira ñu ngi ci 77 juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar waaw Moukhaddamatoul Khidma jàngagu nañ ci 8 juróom-ñett waaw ci Hisnul Abraar moom lii bi moo bareegul moom waaw ndax moom de 28 waaw lii kat lii mu daaw bi laa gën a maanaam daaw bi ñu wàcc gën a ci mbooloo mi lii lañ jàngoon ren ji nag ñu ngi ci liggéey boobu it incha allah bu ñu toogee ba fajar dañuy tënk li ñu fi dajale la yëpp ko def ñu xam ñaata la ñaanal ci réew mi yëpp nag waaw. léegi si wàllu lim yi ba tey at bu jot maam lim bi ngeen jàngoon daaw ngeen jàng at bu jot wala at bu jot da ngeen yokk lim yi. maanaam at mu nekk suñu sañoon lim bi day yokku lool sax ndax at mu nekk mbooloo mi day yokku daaw yaakaar na ñaar fukki daayira ak juróom-ñeent la woon ñoo saxoon liggéey bi ren fanweeri daayira ak ñaar kon nag xam naa ne lim bi day gën a yokku at bu nekk lim bi day gën a yokku loolu tax waaw at bu nekk daal dañu tam li fajar ba dimanche ci 10 heures bu ko def ñu dajal yem yëpp waaye at bu nekk dañu seetlu ne limu xasida day yokku waaw li ñu jàng ci Alxuraan day yokku at bu ne waaw. dëgg la lim at bu jot daanaka lim day yokku ndax liggéey Sëñ Tuubaa moo ni mel waaye maam si wàllu lim ak alxuraan bi ndax boole ngeen si soxna yi tamit. waaw soxna seen pavillon moom ngay seet na le ñoom dañuy jàng alxuraan jàng li xasida yi ñuy jàng ñoom yëpp yor nañ ko foofu ndi durus foofu waaw boole nañ ci soxna yi boole ci taalib yëpp boole ci jullit yëpp waaw.
nous avons la première exposition qui parle de Serigne Mohamed Moustapha, qui est le premier Khalif de Serigne Touba de 1927 à 1948. Et pourquoi cette appellation? Il est appelé le bâtisseur. Et pourquoi cette appellation? Parce qu'après la disparition du Cheikh, ceux qui étaient avec Serigne Touba pensaient que le chemin du mouridisme allait se disperser. Et c'est lui qui a réussi à regrouper tout le monde jusqu'à ce que le chemin de Serigne Touba soit de nouveau uni comme nous le voulons. Et c'est lui aussi qui a débuté la construction de la mosquée de Touba. Et il s'articulait autour des activités sur lesquelles il s'articulait étant principalement l'agriculture. Et c'était un homme qui était calme et il a été le premier Khalif de Serigne Touba. Et après sa disparition est venu Serigne Fallou Mbacké, qui est le deuxième Khalif de Serigne Touba. Et lui aussi, il a fait un travail vraiment grandiose dans le chemin de Serigne Touba. Parce que c'est lui qui a continué la construction de la mosquée de Touba. Et c'est avec lui que Touba est devenu vraiment une ville très prospère. Parce que tout ce que tout le monde voulait, il donnait ce que tout le monde voulait sans problème. Parce que on l'appelait aussi, parce que les vieux qui étaient avec lui avaient une grande dévotion envers lui et tout, parce que tout ce qu'il voulait, il les octroyait cela. Et la troisième exposition parle d'une lettre d'un petit-fils du prophète qui avait écrit un témoignage sur Serigne Touba. Et en lisant cela, tu vas voir que vraiment Serigne Touba était une personne de renommée internationale, parce que on dit souvent, du moment que quelqu'un qui n'est pas du Sénégal fait un témoignage sur vous, cela veut dire que cette personne, il a réalisé quelque chose de vraiment extraordinaire dans ce pays. Et c'est après l'exposition, nous parle de Serigne Abdou Khadr Mbacké aussi. Qui connaît cet homme dit que c'est lui l'imam de l'islam. Tout le monde, on disait souvent que quand vous vouliez qu'il soit satisfait de lui, quand il se retourne après la prière, quand il vous voit, c'est qu'il sera satisfait de lui. Et lui, il n'a pas duré dans le Khalif de Serigne Touba, sur le khilafa du mouridisme, mais il a réalisé un travail vraiment grandiose à propos de cela. Et après Serigne Abdou Khadr Mbacké, nous avons Serigne Saliou Mbacké, lui que tous les nouveaux jeunes du Sénégal connaissent, parce qu'on disait souvent à l'époque, quand on voyait quelqu'un faire du courel, c'est parce qu'il a 30 ans, 40 ans. Et avec Serigne Saliou, que l'on voit des enfants de 10 ans, de 15 ans qui commencent à faire cette pratique. Et on l'appelait aussi Borom Diamono, parce qu'il disait souvent que quand quelqu'un sort de ce monde ou un de ce monde, il est déjà averti avant que ce geste ne soit fait. Du moment il a participé aussi à faire que toutes les confréries du Sénégal soient vraiment unies. Et ça, c'est l'œuvre de Serigne Saliou. Et aussi, il y avait une exposition qui nous parle aussi de Sokhna Diarra Bousso, parce qu'on ne peut pas parler des fils de Serigne Touba. On ne peut pas parler de Serigne Touba sans parler de Sokhna Diarra Bousso. Parce qu'elle a réalisé un travail vraiment grandiose dans la maison de son mari. Parce que tout ce que Serigne Touba a récolté, c'est parce que sa mère a fait un travail extraordinaire là-bas. Sokhna Diarra, elle n'a vécu que 33 ans, mais elle a effectué un travail vraiment colossal dans la maison de son mari. Et nous ne pouvons pas terminer ce discours sans parler du Babul Mouridina, Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui a montré vraiment quel est le chemin du mouridisme, qui a relevé le défi, qui a montré quel est le chemin que le talibé doit emprunter pour avoir ce dont il a besoin dans le chemin de Serigne Touba. Parce qu'il n'est pas le premier à venir chez la maison de Serigne Touba, mais ce qu'il a eu là-bas, personne des talibés n'a eu ce qu'il a eu dans la maison de Serigne Touba. Parce que c'est lui qui a montré quel est le chemin que doit emprunter le mouridisme. Parce que le Khalif même, Serigne Touba même disait, quand il voyait quelque chose qui n'est pas du tout normal dans la maison, il disait, est-ce que Cheikh Ibra a vu ça ou pas? Donc cela veut dire que pour le mouride, il doit s'inspirer du travail qu'avait fait Mame Cheikh Ibrahima Fall dans le chemin de Serigne Touba. Et c'est sur ces mots que nous allons terminer notre discours. En gros, c'est ce qui fait l'objet de cette exposition ici pour la journée Khassida de Thiès de ce 9 mai. Je vous remercie. Et la chaîne Moufatihul Bichri des États-Unis. C'est pour moi un très grand honneur de pouvoir répondre à ce jour de prière, de témoigner. Ce que je ressens, mon vécu actuel, c'est un sentiment de bien-être, parce que
avoir la possibilité d'accueillir chez soi ce nombre de récitals de Coran et de Khassaïd est un bienfait de Dieu en réalité. Mais pour qui connaît l'histoire de cette maison, qui était la première maison à porter le nom de Touba après Touba, c'est la première maison homonyme de Touba dans le monde, ici Touba Thiès. Cette maison appartenait à Serigne Modou Moustapha, qui l'a fondée en 1938. À la même période, 1926 ou 25, Serigne Touba était venu à Thiès voir le commandant de Thiès. À l'époque, il a eu à prier ici dans cette même maison, mais à l'époque, ce n'était pas une maison, c'était un champ. En 1938, Serigne Modou Moustapha est passé et a demandé aux personnes qui habitaient ici en leur disant que je sens que ce terrain est pour moi un lieu d'habitation. Alors on estime que probablement il a dû sentir la présence spirituelle de Serigne Touba sur ce site. Ce site était également un lieu où Serigne Modou Moustapha a séjourné. Toute la famille de Serigne Touba a dormi dans cette maison. Par conséquent, les Khassaïd qu'on récite ici sont venus en fait chez eux. C'est le réceptacle naturel de ces prières. À l'origine, cette cérémonie était destinée à être abritée au niveau de la place de France en ville. Serigne Saliou Touré, il faut reconnaître ça à l'histoire, qui leur a recommandé d'amener les Khassaïd là où ils habitent, c'est-à-dire en l'occurrence à Touba Thiès. C'est la raison pour laquelle depuis presque 15 ans, chaque année ils viennent, avec beaucoup de détermination, en récitant chaque Khassaïd presque par des milliers de fois. Et c'est donc pour nous une occasion de bénédiction extraordinaire. Et je voudrais vraiment remercier Dieu pour cela. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement religieux, vous savez, j'ai dit tout à l'heure en Wolof que lorsque j'ai été nommé ministre en 2001, j'ai été allé voir Serigne Saliou. Je lui ai demandé de me donner un viatique que je porterai pour la façon de gérer mon mandat. Il m'avait dit qu'il faut gérer ce ministère avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et ne jamais dilapider un sou qui ne m'appartient pas. Je ne savais pas à l'époque que 12 ans après, les audits allaient enlever et allaient happer beaucoup de mes anciens collègues. Mais vous voyez la vision d'un saint homme. Je sais que cette parole m'a préservé. Ce qui fait que j'ai eu à gérer 4200 milliards pendant 9 ans. Mais je n'ai jamais eu de problème avec les bailleurs de fonds ni avec l'État sénégalais. Et je suppose que cette parole-là a été pour moi une parole protectrice. Ensuite, je suis allé voir Cheikh Mourtala Mbacké. Je lui ai répété la même question. Priez pour moi parce que je viens d'être investi d'une mission d'éducation. Il m'a dit c'est une très bonne chose. Abdoulaye Wade a probablement, en choisissant quelqu'un de la famille de Serigne Touba, il a choisi quelqu'un qui sait ce que c'est que l'éducation. Mais vous, il m'a dit vous, ce que votre grand-père attend de vous, c'est que vous fassiez tout pour que l'enseignement de l'islam, l'enseignement du Coran entre dans l'école publique. À l'époque, Abdoulaye Wade n'y avait pas pensé. Personne n'y avait pas pensé. C'est 6 mois plus tard qu'Abdoulaye Wade m'a appelé pour me dire je veux que l'enseignement coranique, l'enseignement religieux soit dispensé. Dieu merci. À l'heure actuelle, près de 2 millions de jeunes étudient l'arabe, le Coran. Et près de 10 000 arabisants qui auparavant étaient diplômés des pays arabes ont été recrutés et sont sortis de la précarité. Donc ce que je recommande, c'est simplement la poursuite de cette politique. Parce que l'enseignement religieux est un enseignement d'accompagnement. Comme on le faisait à Saint-Louis à l'époque, tous les grands lettrés de l'époque étaient d'abord lettrés en arabe et en Coran avant d'avoir une éducation classique. Ce qui a fait qu'ils ont été extrêmement complets dans leur cursus. Et je pense que si on introduit cette formation-là, les jeunes auront la possibilité d'être trilingues, français, arabe et même plus tard anglais quand ils seront dans le collège. C'est une chance énorme pour le Sénégal parce que notre richesse principale, c'est l'homme. Donc, à l'occasion de cela, je pense que cette journée de cette nature-là, où on voit des jeunes, d'ailleurs, il y a une immense majorité de jeunes qui maîtrisent le Coran, qui maîtrisent les Khassaïd et qui ont une éducation exemplaire. C'est donc en cela que vraiment c'est un modèle et c'est une soirée qui est extraordinaire du point de vue spirituel. Permettra à ceux qui sont à l'étranger de nous écouter et de savoir que les fondements spirituels du Sénégal sont toujours sauvegardés pour l'avenir ici, parce que la relève est déjà assurée. Merci pour